ak seen assurance vie seetaaleen seen émission le meilleur et le pire ak xel bu dal. La Sénégalaise de l'assurance vie, l'assureur de l'innovation, Sen Assurance Vie, met à la disposition du public la gamme de produits la plus étendue du marché avec 10 produits commerciaux. Offre diversifiée, explicite, transparente et prête à la consommation. Les parents d'élèves peuvent assurer le financement des études de leurs enfants, qu'il s'agisse de formation préscolaire, élémentaire, secondaire ou supérieure. Le salarié d'aujourd'hui peut garantir la non-interruption brutale de son salaire au moment de son départ à la retraite. Le prévoyant anticipe la baisse de ses revenus au moment de la retraite en souscrivant une assurance libre retraite. En cas de décès, l'assureur prend en charge les frais d'obsèques, déchargeant les familles endeuillées de tout souci matériel. Sen Assurance Vie, l'assureur de l'innovation. Asalaamaaleykum chers téléspectateurs, toujours mbégte la ci ñun di ànd ak yéen ci seen émission le meilleur et le pire semaine bi ñu déglu le directeur du transport routier monsieur Cheikh Oumar Gueye mu jox ñu suñu message pour la sensibilisation et la sécurité routière. asalaamaaleykum wa rahmatullah ci at bu yees bi ñu ngi ndokkale Sénégalais yëpp di leen souhaiter mu doon atu naataange atu jàmm. atu xewal waaye at bi nga xam ni accident yi wala ñuy faatu wala ñuy blessé ci accident dina néew lool di profiter ci occasion bi xëy na di jaal ñi nga xam ni am nañu ay mbokk yu faatu ci wàllum accident di massaw ñi nga xam ni am nañu ay gaañu ci wàllum accident waaye di fàttali ni njiitum réew mi donc le président Macky Sall dafa déclaré année 2020 bi année sécurité routière maanaam ñu xeex lépp lu jëm ci wàllum kaaraange yoon ñu xeex ci am ci taxawaay te loolu nag dafa am solo gi nga xam ni tey booy seet boo jëlalee li nga métti yi nga xam ni ñi ngay am ci suñu biir famille yi ci ñi nga xam ni faatu nañ ci wàllum accident ñi nga xam ni blessé nañ ak li nga xam ni impact bu muy am ci biir famille bi mu jeexital bu muy bàyyi ci biir famille yooyu nga jël ci leneen aussi li nga xam ni moom lay am jeexital ci wàllum koom-koom parce que ñooñu lu ci ëpp ñu toll woon seen doole di daan doole am seen métier yor seen njaboot donc dina accélérer pauvreté dina activité accélérer yeneen phénomènes yi nga xam ni phénomène économique la socio-économique lañ yooyu tey buñ ci xeexee yàlla mën nañu may ndam te li nga xam ne ñu ngi koy wut ci wàllum émergence ak ci wàllum croissance ak yooyu yàlla may ñu ko te mu doon mbir ba nga xam ni yomb naa xeex boo amee seetlu wala nga tey tuuti rek ci yenn mbir yi yàlla mën nañu musal ba ñu wàññi bu mu gaaw a lu bare ci wàllum accident yooyu ci wàllu ñu ciy dee bu mel ni ngay dawal sa moto rek te takoo casque de sécurité ngay dawal sa oto defoo ceinture de sécurité ngay dawal sa oto di téléphoner ngay dawal sa oto di def ay xel yi nga xam ni yoon santaane wu ko yooyu yëpp tey nit ki moo koy def ñu def fi benn pont wala passerelle nga xam nit yi fi ñuy jàll buy jéggi tali fa li ñuy war jaar nga bàyyi ko foofu di jéggi tali bi noonu ci tali bi nga xam ni oto yi xel yu mag lañ fay daw loolu tey bu ci nit ñi bàyyi woon xel rek yooyu rek waxuma la ak yeneen yi loolu mën na tax ñu wàññi xëy na genn wàll ñi nga xam ñu ngi faatu wala ñu ngi blessé ci wàllum accident kon mbirum accident boo déggee ñu naan toujours responsabilité humaine moo ci ëpp toujours firnde gi day ñëw oto nit a koy dawal tali nit a koy defar nit mooy traversé tali nit mooy def excès de vitesse nit mooy jël ñol la di mooy naan sàngara maanaam wala jël yeneen yi mu xeetoog di dawal oto yooyu nit ki tey bu ko éviter woon bu ko bàyyi woon rek xëy na deedu ju jaas accident xëy na mënuñu wax du fi jóge waaye ñi ciy faatu dina wàññeeku lool ba néew te loolu yaakaar naa c'est à notre portée mën nañ ko atteindre kon ñu ngi ñaanal ñëpp atu 2020 mu doon atu nattange waaye mu doon atu sécurité lépp li nga xam ñu ngi koy wut ci wàllum njëriñ ñu am ko mu njëriñoo ko ñun ñëpp mu doon njëriñu Sénégal. donc voilà yàlla na ànd ak dégg ak topp semaine bi topp nañ ñetti oto bi ci njëkk benn Tata la suñu véhicule numéro 2 ay car rapide la suñu véhicule numéro 3 benn camion la suñu véhicule numéro 4
nag constat bu ñu gis la ci Médina bi bu ko partagé ak yéen ñu dem xooli seen comportement ci tali bi te dellu si waat. bon ok ñoo ngi ci rue 6 bi ñoo ngi topp benn tata bi nekk suñu kanam mu ngi taxaw ci arrêt bi boo leen seetloo taxaw na mais boo leen xoolee fu arrière yi benn takkul te bi muy droité ci arrêt bi boo leen seetloo tamit signalé wul dafa jékki-jékki rek taxaw donc ñu topp ko xool ban comportement lay am. suñu véhicule numéro 1 moo nekk nii moom commencé na déjà ak ñetti infraction ñu bàyyi ko fa xooli suñu véhicule numéro 2 mooy car rapide yi ñoo ngi toujours ci Médina bi. bon ñoo ngi nii ci rue 22 bi mais xool leen car rapide yi ñu ngi taxaw ci virage bi yi ay comportement yoo xam ne la teguñu ko fen waaw ñëw ba ci virage nga jékki-jékki rek taxaw léegi oto yi bu ñuy ñëw dañuy mujj wër pour romb la lii ay comportement yoo xam ne la nii dañ leen war a sanctionner waaw parce que arrêt dafa am mais xoolal côté droit bi li mu fi bàyyi ci tali mais lu leen neex la ñuy def ces chauffeurs là xoolal ni ñu taxawee. donc voilà ñoom ci digg tali bi lañ taxaw ñu bàyyi leen fa dem xooli suñu conducteur numéro 3 donc mooy camion bii ngeen gis nii ñoo ngi toujours ci biir Médina bi. ñoo ngi nii ci biir Médina mais boo leen seetloo nii benn camion moo taxaw ci digg tali bi di wàccee charbon tranquillement beneen taxi nekk à droite garé kenn amul foo jaar vous voyez gis ngeen lii donc situation yi xamul nit xamul nu mu ko mën a tuddee donc on va voir nan lañ koy mën a gérer. donc yi ay comportement yu ñuy faral di gis ci dëkk bi la donc ñu ba le temps agent bi dem wax ak ñoom ñu delluwaat xooli suñ conducteur numéro 1 moom mi ngi woon ci 3 infractions. gis ngeen ñëwaat na ci beneen arrêt Dakar Dem Dikk mu taxaw fii moom waru fi taxaw parce que boo seetloo panneau pour véhicule Dakar Dem Dikk yi la donc ñoom seen arrêt yi panneau bi day jaune bleu mooy pour les véhicules urbains donc mooy car rapide yi ak tata mais moom fu mu taxaw nii fii c'est pour les bus ba tey taxaw na signalé wul feu de stop yi takkul. donc moom mi ngi ci 6 infractions toujours ci rue 6 bi buy taxaw du signaler feu stop yi doxul ñu xooliwaat suñu car rapide yi ñoo ngi côté rue 22. taxawal waxu mu taxaw taxawal ça va na nga def yaa ngi ci jàmm moo sa permis fi nga taxaw nii arrêt la ah dama ne est-ce que fi nga taxaw arrêt la du arrêt ok d'accord ma xool sa permis non tooñoo ma boo jàppee ni mën nga tooñ rek da ngay juum tooñoo ma ñëpp ngay tooñ parce que actuellement képp ku yor oto ci angle kenn du ci taxaw yéen a ngi tax xool espace bi ngeen bàyyi yéemu leen sax yëgal pneu ci kaw yëfu maa tey la li ngeen def yëfu maa tey la amul te jël sa lamiñ su may wax ak chauffeur demal ci ginnaaw waxal sa permis. donc voilà en attendant ñu delluwaat suñu conducteur numéro 3. asalaamaaleykum na ngeen def an chauffeur camion bi ma xool sa permis ak sa carte grise yow tu penses que war nga mën a garer nii fii heure bii ah xool taxi bi fee ni mu gaaree nga ñëw jël sa camion bi teg ko fii mooy le reste là débrouillez-vous quoi ah nu mu tekki lii nu mu tekki waaw. xam nga fii gars yi yaa ma gën a xam ni ñuy doxee. ni ñuy doxee mooy lan. maanaam baare yoon. baare yoon waaw. man xam nga loolu. non attends dara waruloo ko jaral. waaw parce que yoon bi man ak yow. ñoo ko bokk. ëppale woo ma ci dara. donc gaare bii nga yor oto bu mel nii gaare ko ci digg tali bi bàyyi ko nii léegi nga ne ñii ñi débrouillez-vous lii ban genre comportement la dafa am leen loo xam ne rafetul ci dëkk bi dafa am loo xam ne rafetul am na nit loo xam ne yow yaa ko war a bañ d'abord
lii yàlla rek moo def ñu dajeeg yow mais am na fépp ci biir Ndakaaru nit ñaa ngi koy def di baare di def yëfu maa tey lii yëfu maa tey la tudd amul leneen ça c'est du n'importe quoi. Voilà donc dinañ la verbaliser après nga ñëw commissariat central mais pour le moment da ngay génne camion ba pare. balaa non génne ko ba pare da ngay génne oto bi léegi l'infraction doit cesser da nga koy génne léegi balaa ma lay verbaliser moteur en marche. voilà li mooy comportement yu bëri yu ñu gis ci dëkk bi da ngay ñëw fekk ñu entravé ku nekk gaare nu la neex et puis ñi si des débrouillé wu ñu delluwaat suñu conducteur numéro 1. gis nga la même chose dafa ñëwaat day romb arrêt Tata yi ñëw ci arrêt Dakar dem bi kii taxaw fa même chose day serré à droite mais du signalé te du feu de stop yi du tàkk voilà gis nga fii mooy arrêt donc fii la war a mën a taxaw bu taxawul fii fii arrêt bii mooy arrêt ñu ngi ko gisee fi mu taxaw nii fii mooy arrêt donc warul taxaw ci Dakar dem bi fi muy taxaw. asalaamualeykum sëñ bi. na nga def. sant yàlla yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah sant yàlla bu wér. ma xool sa permis ak sa carte grise. sëñ bi sa signal yi dara doxul sa feu de stop dara doxul te doo respecté arrêt yi arrêt Dakar dem dikk du sa arrêt n'est-ce pas da ngeen fay taxaw mais du seen arrêt ku nekk ak arrêt yow panneau yu jaune bleu yi mooy sa arrêt mooy fi nga taxaw di mais bi nga jógee Rue 6 ba léegi maa ngi lay topp sa benn doo signalé parce que sa signal yi baaxul sa feu de stop du tàkk ci ginnaaw te ak arrêt yi ci arrêt Dakar dem dikk yi ngay yebee donc muy ay infraction yoo xam ni code de la route da ko dàq. léegi dañ lay verbaliser comme ça nga ñëw commissariat central. jërëjëf. voilà moom verbalisé nañ ko pour ay infraction am 9 infraction la def ñu delluwaat suñu car rapide yi donc ni leen gisee nii ci digg tali bi lañ taxaw. na nga def ma xool sa permis. xool sa carte grise. wàccal wàccal wàccal. lan mooy wàccal ma wàcc. wàcc bi moom lépp ci doon. wàccal. xool ni nga taxawee. maa ngi jégalu maa jóg yaa ngi. maa ngi jégalu la yaa ngi jégalu gis nga espace ni nga bàyyi. yaa ngi taxaw ci digg tali bi. yaa ngi jégalu fa nga yem. xam nga yéen lan la ñu war a def ci seen permis yi. yóbbu leen yéen ñëpp commission. parce que li ngeen def da ngeen di entraver volontaire à la circulation. ay borom kër. jàppale ñu rek yow moom borom baax nga quoi. xool la ni ngeen taxawee. mooy jégalu. yéen daal saako jégalu daal ngeen yor seen poche. xam nga rek ni dëkk bi demale rek jégal ñu rek. nan la dëkk bi demee. borom baax nga quoi. borom baax. jàppale ñu rek yow moom champion nga jégal ñu rek te ay borom kii la ñuy taxale ni rek daal yaa nu mën a dimbali. xam nga dimbale leen mooy lan mooy teg leen ci yoon. waaw mais dañoo juum nga jàppale ñu rek. dëgg li ma la wax. beneen yoon du am baabo. dëgg li ma la wax man. man dama jàpp ni lii ab jàngoro la bu ñu war a faj ci ku ne. yow kay sonal aussi. yaa ngi dégg ab jàngoro la mauvais comportement ab jàngoro la il faut que ñu faj ko il faut que ñu faj leen pour ngeen xam ko lii c'est du n'importe quoi amul kenn lu mu ko mën a tudd lii yow sa permis mën na cee dem commission. mais indiscipline bi dafa egg foo xam ne fu mu toll nii kenn mënutu koo nat. jàmbaar am jëlee oto bi central ngay ñëw. ban bureau nga koy def. sëñ bi central ngay ñëw bureau contravention. fii boo demee central moom ngay fekk. donc ñoo ko gisandoo nii tali bi ñetti oto xaj nañ ci mais ñoom ci digg bi la ñuy taxaw. donc delluwaat nañ suñ condition numéro 3 mooy camion bi.
génne oto bi ba pare non génne oto bi sëñ bi damay dem ah je m'en vais tout de suite jégal bon ça va ku moom oto bi ah 3 jours mu ngi fi garé ana bos ki ah gis ngeen ko fi mu taxaw même pour moom mu génn sax problème la parce que am na oto bu garé ci tali bi depuis 3 jours. ça va boss moom oto bi déplacé l'auto bi moom sa permis génne oto bi monsieur Niang nga ne fi nga dëkk mais nekkoon ci kaw tali bi est-ce que nekkoon ci kaw tali bi mais loolu mooy inconvénient bi non kan moo fa dëkk suuf bi man la wala yow maintenant waaw fii nga dëkk mais amoo fenn foo gaare tali bi nag moom moo ko ëppale wu ma fi lenn non comme nga ëppale wu ma fi lenn waroo ci taxaw yaa ngi dégg même stationnement pour ñu mën ko tolérer mooy ñaari pneu yi nga yëgal ko ci kaw effectivement mais fu mu toll nii xool yow ak kii waaw non déglu li ma la wax yow ak kii am na loo xam ne yow sa bopp waroo ko def xam naa liggéey mais am na yoo xam ne voilà avant oto yi am na yu ñu war a njëkk a tere mooy lan trottoir yi fu ñu mën a gaare amuñ fu ñu gaare dañu waaye ci tali bi loolu njëkk war a tere trottoir yi oto bi chaque jour di yëg trottoir bii nii par exemple la moo ko teree la moo ko fi teree yëg la moo ko fi teree yëg du suuf si ak briques yi ku ko moom yow foo dëkk nga ne foo dëkk ci kër gi du sa kanam sa kanamu kër la suuf si nekk ak briques yi koy xaar mu dindi ko ñun ah léegi lan la ñuy tere yow fu nga war a gaar yaa ngi ko jar suuf ak briques non déglu ma sëñ bi da ngay bëgg a ñu atte dëgg noo yow yaa ngi jiwoor suuf ak briques fi nga war a gaare monsieur len de nee la ko wax soo tooñul kenn du la sanction kon nag mais dama ne am na yu jiitu yooyu ma ne yow jiitalal sa bopp yow d'abord yow defal li la war ba pare ku nekk defee li ko war rek too du jib da ngaa deful li la war moo tax ñu jàpp la donc voilà mairie yi tamit war nañ ci jël seen responsabilité lii ñoom ñoo ci gën a mën a agir parce que ñoom ñoo nekk au niveau des quartiers kuy tabax jël sa suuf ak sa béton ak sa fer yëpp jël ci kaw tali bi gis ngeen atelier bi moom tamit feeram yi muy liggéeyee yëpp mi ngi ci kaw tali bi donc oto yi amuñu fu ñu taxaw amuñu fu ñu stationné donc dañu mujj entraver circulation bi nit day ñëw ba engagé wu ci digg yoon day obligé def marche arrière ndax amul fu muy aw c'est la même chose aussi bu xew amee ñu bâche digg tali bi entravé ko war a mun a wut ay solution ay salles yoo xam ni c'est dédié aux événements ku am événement dem ci salles yooyu. bon ñoo ngi biir Médina bon seetlu nañ ci carrefour yu bëri ay croisement ay jalu suuf ay garab yu ñu fi def donc c'est des choses yoo xam ne même bu dee dañ autorité municipale bi moo ko def daf ko war a protéger ko de telle sorte que guddi mu am loo xam ne borom oto bu ñëwee dina tax bon mu mën koo gis mu signaler ko mais actuellement on a constaté dans différents ronds-points ci biir Médina ay jal yu mel nii ay bant ak suuf ñu teg ci digg rond-point yi donc amul benn signalisation au préalable xale yaa ngi ciy foo te c'est dangereux la nuit parce que dara du am lu ko mën a signaler oto mën na ñëw ba yëg ci kawam donc c'est des choses à éviter yii buy am nit ki war na mën a jël ruban protéger ko de telle sorte que oto bu tolloo fële ci lëndëm bi dina mën a jël ay précautions ba di yëg ci kawam c'est la même situation qui se pose ici ñun nag dañuy daw ci tali bi di constater donc lépp loo xam ne mën na gàllankoor dem ak dikk bi dañ ci am kaddu te dañ ko cee wax donc boo leen seetloo tamit rond point bi ñu jotaat ci biir Médina nii la mel donc y a un problème de stationnement les véhicules se garent n'importe comment dans les différentes ruelles te loolu part de responsabilité ku nekk la waaw parce que dem ak dikk bi ku nekk la war a ñor di nga gis oto bu gaare gauche kii gaare droite xatal yoon bi ensuite lii bu ci yokkoo donc day gën a gàllankoor dem ak dikk bi biir Médina donc même rond point bi aussi gis ngeen liñ ci seetlu
mooy jàll suuf saa ngi nii ay bant la ñu gar jël suuf si teg ko jàll ko ci digg rond-point bi donc yii yëpp ak ku ko mënta def daf ko war a protéger parce que bu guddee mu amaana nit mën na yor oto te du ko gis wala du ko xam bu ñëwee dina yéeg ci kawam. man la gendarme Moussa Mboup nekk escadron transport bu gendarmerie bu CTGN centre technique de la gendarmerie nationale nekk moniteur auto école di jàngale lépp lu jëm ci dawal oto maanaam technique yi ñuy dawale oto aussi di jàngale code de la route maanaam les règles impératifs de la circulation waaw léegi nag ma exécuté li nga xamante ni expliqué naa leen ko maanaam taal naa oto bi ma bës embrayage à fond dugal kii sama première vitesse wàcce sama levier léegi su ma wàccee sama levier daal di teg sama tànk ci accélérateur bi daal di bàyyi ndànk embrayage bi puisque may bàyyi embrayage bi puisque oto bi di commencé di jug vers l'avant fii yaa ngi gis oto baa ngi dem ndànk fii damay tegg sama tànk ci embrayage bi di accélérer tuuti am naa un démarrage progressif un démarrage normal aussitôt damay laal tuuti accélérateur daal di def sama deuxième vitesse léegi nag puisque oto baa ngi daw ma bëgg a yokk allure bi may daw ci laay gën a yokk samay vitesse léegi foofu dama leen di indi tuuti ci différence bi entre vitesse bi ak allure bi maanaam vitesse yi par position la première vitesse deuxième vitesse ba sixième vitesse bu dee oto bii la léegi allure bi accélérateur bi moo koy yokk chaque vitesse am na allure bu muy yem bu dee première mën naa jóge 0 km/h ba 20 km/h ça dépend aussi ci oto bi deuxième mën naa jóge bu dee simulateur bi 20 km/h ba 50 km/h troisième mën naa dem 50 ba 80 mais li nga xamante ni moom mooy yokku vitesse bi loolu accélérateur bi la moom mooy yokk allure maanaam mooy def 50 km/h 55 ba 70 80 loolu puisque ngay def pression ci accélérateur bi puisque muy yokk su ma demee ba bëgg a taxaw nag su boobaa ci laay laal tuuti frein di wàññi sama allure di wàññi aussi vitesse bi parce que allure baa ngi wàññeeku kon aussi vitesse bi position vitesse yi il faut muy wàññeeku là nii la ñuy dawale auto normal. lii la leen indiloon chers téléspectateurs semaine prochaine dinañu àndaat ak gendarmerie dugg sur la route nationale dem ba côté Mbao xool naka la chauffeur yi di comporté woo foofu. yow yëg nga li bees li am seen assurance vie. waaw jot naa ci bindu dem mooy seen vie fagaru. te li ci gën a neex moo di ak ñetti téeméer par semaine mën ngaa am sa retraite comme bépp liggéeykat. man de ñaari at rek ma dese pour ma dem à la retraite waaye ak seen vie fagaru jaxle jeex na ndax dinaa fay ko à la retraite comme ñëpp. ak wóor gise ba na ni daje. def leen na ñoom yéen liggéeykatu secteur informel jël leen seen retraite ak bànneex ak ñetti téeméer rekk par semaine daw leen souscrire seen vie fagaru si seen assurance vie. seen assurance vie assureur bi leen di taxawu te ànd ak jamono. information bu ngeen soxla woote leen ci 33 889 50 52 wala 33 889 73 89. Sen Assurance Vie moo leen doon may seen émission le meilleur et le pire.